رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود Sénégal Mermoz asalaamaaleykum ci iftar tey Mermoz moom moo jël ab ayam wala moo jël si wàllam ci li Sénégal yëpp bokk muy iftar gi nga xam ne si koñ yi lay dem di nemmeeku ji ngir xam ana toogaay nan la demee ngir fexe toogaayab Sénégal daal di jekk tey ni ñu ko baaxoo imam bi fi teew ngir délégation bi moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Dramé Cheikh Ahmed Tidiane Dramé kon moom moo teewal waa Mermoz jiite délégation bi nga xam ni ndaw ñi ki leen fi teewal moom mooy Alboury Jo Diouf di manager bu ASC Mermoz te tamit di secrétaire exécutif bu comité de santé bu poste de santé bi nekk foofu la ca Mermoz ak soxna Adja Kumba Balde di bàjjenu gox teewal mbooleem soxna yi nga xam ni ñoom ñoo fa teew imam bi ma àndal tey imam bi may faral di àndal di imam Cheikh Tahir Fall am mbégte ngir ànd ak yéen ci iftar waaye dalal suñuy gan laataa ñuy sóobu si waxtaan wi nemmeeku ji koñ ba nga xam ni moo lewoo ak Wakaam gi ñu dalal démb alimam ñu ngi lay gërëm di la sant ci teewaay bi te di la massawu si weeru koor gi ndax xam nañu Dramé moom ko sant ñaare doo ñemeñ koor doonte ab imam nga sax asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu leen fay leen ziyaara di am mbégte lool di teew ci plateau bi ngir indi ay xibaar yoo xam ne ci Mermoz la jógee ak ci wàllu diine naka koor gi foofu ca Mermoz. sant yàlla bu baax a baax yéen a ngi góorgóorlu. ñu ngi góorgóorlu xanaa ñu sant Jaxate ak Silla Camara yi dañ koy laaj waaye ñu sant Dramé moom macha allah. waaw kay ku raa ci jëmale sa boor ñu dalal suñu gan gi teewal ndaw ñi di Alboury Jo Diouf salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa ñu ngi lay nuyu di la ziar di la santam ci invitation bi. jërëjëf ni ma ko faral di wax rek invitation bi organisation la waaye seen yëf bopp ngeen jël see fii ci ITV soxna Adja Kumba Balde ñu ngi lay dalal nga ñëw ci turu mboolem soxna yi waaye tamit ci mboolem njaboot gi. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu Khalifa. di la gërëm di la sant. Alimam. waaw xanaa gërëmati la mais kontaanati. ndax waa Mermoz la. te Mermoz am na lu ma seq ak ñoom. Mermoz mooy fa ngay jiite. fa laay tafsiré alquran. fa ngay tafsiré alquran imaam Ndiaye. moo jiite imaam ya. imaam Dramé moom moo koy jàppale ca liggéey ba ci wàllu julli yaag xutba yaag liggéey ba. tafsir bi man maa ko ciy jàppale. depuis 24 ans. kon tey ci nga bokk. kon tey xaw ma fa muy féete est-ce que ci délégation Mermoz laa bokk wala ci ITV laa bokk. te nga ngarale rek moo gën a yomb. waaw danaa ko jéem ab tànk fii ab tànk. danaa ko jéem mais yàgg naa ak Mermoz de 24 ans du caaxaan de. jërëjëf Alimam kon. ni ñu koy baaxoo soxna Jaxumpa Soda moo fay teew ànd ak Souleymane Diallo ni ngi nuyu tamit ak Seydou Yade ci wàllu montage bi ñu teewlu ko. رمضان يا رمضان. Mermoz tur bi li ko indi. dafa am pilote bu ñu daan wax Jean Mermoz moom moo jëkk yore avion pour jóge France wër océan Atlantique avion bi mu yoroon moom li ñuy wax bimoteur ñaari moteur la woon bi mu ñëwee ba Sénégal di atterrir sur la route de Ouakam ci la avion ba daanu moo tax ñu tuddee Mermoz Jean Mermoz ñu jox ko tur boobu muy Mermoz. fii ci Mermoz 707 logements dañu fiy compter ki ñu koy xamal nag mooy président délégué de quartier bu commune bi quartier bu Mermoz nekk na quartier bu yàgg. Mermoz daal li ma leen ci mën a wax ñi fiy jëkk ñëw ñu ngi ko sanc en 1973 ndax travaux yi ci li ñu ci jot a xam 71 la ko SICAP commencé ñu terminé ko en 73. ñu ci bari fekkoon nekk locataire ñu daal di daw ñëw toxu si donc les premiers habitants sont installés ici en 1973 yàgg naa fi 73 ba léegi maa ngi Mermoz 86 lañ ma nommé délégué de quartier après le décès de l'ancien. waaye fii nag ab jàkka ju mag moo fi nekk jàkka ji laataa ñu ko tabax ci téeméeri dërëm képp la ñu tàmbale woon seeni cotisation fu mu toll nii nag am na bërëb boo xamante ne sax dañu ko jagleel soxna yi waaye ci biir jàkka ji ba tey am na école franco-arabe jàkka ji nag ñu organiser ko ba lépp loo xamante ne danga koy daal di soxla ci biti am na ci biir wuti wu ñu lenn fenn. di xalaat
pour tabax juma fekk na avant may ñëw ci daara bi tabax nañu 10 mètres sur 5 mètres di ci julli waxtu julli juróom ma ñëw nag ñu wutal ma lu mel ni mbaar ak côté ma toog di jàngale ci lañu continuer nag ba yàlla def ñu xalaat julli juma defaraat ko nag moom jàkka ju ndaw ji ba mu baax dem ci Alaaji Abdul Aziz radiyallahu taala anhu waxtaan ak moom mu ni ba ngeen ko defaree ba mu set te baax man ngeen a commencé julli juma ñu boole julli juróom ak juma bi di julli jàngale boobu nag di dem ba yàgg association bi géré juma ji ne dañoo bëgg ñu def lu ñuy franco arabe ñu continuer ñu daal di tabax école bi. mu bokk ci ASC bi waaye it di jàppale ci doxalinu poste de santé bu nekk ci Mermoz waa ji ne jot na nag askan wi jël mbir mi def ko seen yëfu bopp ndax bërëb bu fajookaay boobee ñoom ñoo tax ñu def ko fa. biñ ko tabaxee ba léegi vraiment c'est un poste très bien équipé très bien mais c'est pas fréquenté parce que nit yi xamuñu ne am na maternité y a des spécialités yu am foofu. Il y a beaucoup de choses qu'on fait là-bas, mais les gens ne sont pas au courant. Donc, je pense que c'est l'occasion. Nous avons une communication pour que les populations de la commune de Mermoz Sacré-Cœur nous sachent l'utilité du poste de santé. Activités, offre de soins, comme ça, nous pouvons fréquenter. Parce que, comme on dit, on essaie de faire une promotion de la santé, mais une santé à proximité, quoi. Djégé population pour mener la promotion de la santé. Donc loolu daal mooy souci majeur bi mooy que nit ci xam ko et puis beneen bi mooy on a une radio une salle de radiologie mais c'est pas équipé donc vraiment ñu ngi ñaan nit ci tam comme poste ñëpp la lu waaye am rek nga ñëw jàpp si pour ñu mën a dimbali population yi si point de vue santé. jàkk ji ni mel yemul ci lii képp yar ak jàngale alxuraan. ñoom dañuy dimbali ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw. jàkka jët dafay def ay œuvre sociale sànq maa ngi leen koy wax gis nga comme nii ñu toogee nii weeru koor xale yaa ngi wër kër yi daaw on a daaw jox nañu 60 familles ay ndimbal ren jiit ciblé nañu 60 familles yoo xam dañ leen jox ceeb diwlin meew suukar café tàndarma yooyu yëpp dañ koy def te yemul rek ci weeru koor mais weeru tabasket dañ koy def. soxna it desuñu benn yoon ginnaaw ñi nga yëngatu bu baax waaye tey jii bu ñu sañoon ñu jox leen ay financement ngir seen activité gën a ñoŋ. financement yi moom yenn saa yi mu am waaye yenn saa yi tamit du am daal waaw te loolu tamit ku leen ci jàppale tamit vraiment dina baax ndax xam nga rek dañuy jàpp ne Mermoz quartier la boo xamante ne vraiment sont ay personnes yu nant ñoo fi nekk ak yooyu mais xam nga ci mbooloo moo gis rek. am na ñu mën seen bopp waaye am na ñoo xamante ne mënuñu seen bopp su ko defee nag ñi nga xamante ne mënuñu trop seen bopp tam dañuy laaj ñu jàppale leen waaw moo tax nag financement yi bu fekkoonte ne mën nañ ko yokk daal di ko def régulièrement ak muy nekk ay financement yu am solo comme ça jigéen daañu ci mën gis seen bopp. waaye fii ci Mermoz màggaay gi mu màgg tax na insécurité bi dañu ko fi nemmeeku moom délégué de quartier bi ne du kenn ku dul ñu dëkkee ca gox ba. fii bari na insécurité xam nga li ko def mooy te itam ay jarbaat ak doom lañu rek dañuy topp circuit boo xam ni da ngay canaliser sa doom sa kër mais bu génnee ñu dugal ko ci leneen li ñuy wax daal tubaab ni ñu ko tuddee délinquance juvénile moo fi bari ñun ci xale yi ci seen bopp ñoom ñooy ubbi kër yi ñooy ubbi oto yi ñooy sàcc. à part loolu itam dañuy def itam lu leen neex rek ndaxte cant yi bari na te doo am autorisation doo am dara te normalement boo nekkee ci koñ di xumbal war nga am une autorisation te itam boo waxee ñun la damay topp yàlla damay def sama xew damay def lii topp yàlla nag yàlla dafa booy toppit da nga koy def ci lu jaar ci yoon
mais loolu daal ñun moo ñu sonal. ak lu mu ci munti doon bu fekkente ni commune Mermoz ñàkk kaaraange am na fa askan wi ñoom na ngay dimbalante bu baax ci seen biir waaye it ña ngay def ay projet yoo xamante ne dañoo bëgg seen gox sukkaliku délégué de quartier bi desul benn yoon ginnaaw ci li nu mel ndax commune Mermoz ni mu yem moom moo jiite délégué de quartier ya fa nekk. رمضان يا رمضان mu ngoog jóge nañu Mermoz dellusiwaat ci plateau bi ak imam Dramé al imam la mooy sa gis-gis wala sa njàngat ci reportage bi ñu gis léegi. waaw reportage bu rafet la xaw nañu tënk rek yenn activités yu am biir Mermoz waaye ci wàllu diine gi am na tuuti lu xaw a des juñu na ko rek ne am na franco arabe bu fa nekk bon maay diriger département arabe bi waaye tamit am na tamit yeneen activités yu fa nekk waaye comme que lépp mënuñu ko wax ci plateau bi dañuy tënk rek waaw mais ni mu ko gisee rafet na barab la boo xam ne wax dëgg yàlla ku leen jàppale tuuti ñu dem. très bien parce que mag ñu fa nekk bëgg nañ lu baax. Soxna Diacoumba Baldé. waaw sa nemmeeku bi. maa ngi koy rafetlu di ànd ak soxna si li mu wax. Mermoz jekk na ci kii waaye ku leen jàppale ñu jël li mu wax ci financement yi ànd na ak moom ay mag lañu nag ñu nga fa am suñuy daayira di jaamu yàlla am suñuy GIE di dimbalante bu doon suñu sago nag ñu gën ñoo jàppale ci liggéey bi. Alboury. waaw comme niñ ko waxee rek ñu ngi koy rafetlu ci reportage bi li ma si gën a retenir rek mooy li chef de quartier bi wax nekk Mermoz boo ko déggee tur bi ci déggin bi vraiment ça renvoie à day joxe lu rafet lu kii mais boo duggee ci biir léegi problème yi bëri na. donc ñu ngi ñaan ni autorité itam ñu jàppale ñu si. comme ça ñu mën a régler problème yi parce que problème yaa ngi ci biir. dañu gën a xóotal Alimam. premier commentaire. waaw man mënuma commentaire. gis naa jàkk ji gis naa sa jàkk ji jekk. waaw mais. amoo problème moquette. amoo problème moquette. maa ngi wax ci turu imam Ndiaye ci loolu ak imam Dramé. alhamdulilah wax dëgg yàlla jàkk ji jekk na liggéey ba rafet na. Mermoz quartier bu am organisation la. loolu nag akki la donte jafe-jafe yi du ñàkk. ndax nit àddina ñëy dëkk tolloowuñu doole. ña tàmbali woon dëkk itam du ñoom rek ñoo fa nekk tey ñeneen ñëw na fekk si leen. kon quartier ba rax naa raxarax ba nañu demee woon tollootu ko waaye li am solo man ma mën ko retenir ci Mermoz mooy quartier la boo xam ne li ko sos mooy ay borom xam-xam yu nekkoon ay fonctionnaire mooy boo xoolee mag ña fa nekk di soox ñëpp daanaka ay cadre lañu. dañu naan kii moo fi nekkoon lii kii moo fi nekkoon lii loolu nag ci benn quartier bénéfice bi muy jural quartier ba mooy expertise ya ñu am. ñu feeñal ko ci doxalin bi. te loolu feeñ na bu baax ci organisation quartier bi. feeñ na ci jumaa ji feeñ na ci école ba feeñ na ci lépp nga xam ne da ngay gis ni vraiment c'est un quartier d'organisation. très bien xañ na nag ki organiser. day soxla ndimbal pour ni muy xalaate ak ni mu tërale. loolu di ko ak jamono tam day adapté wu boo tolloo benn jamono man lii. soo demee ba ca kanam jamono day laaj laneen lu bees. ñu war koo yokk war koo gën a defaraat. mu ngoog si ñaareelu xaaju jotaay bi daañu waxtaanee ndefarum diggante lu ci lislaam wax ak la moo ci war a nag taxawaayu jullit waaye tamit la moo war a doon taxawaayu imam ci lu jëm ci mbirum aj muy pèlerinage loolu si ñaareel bi lay doon waaye dañuy rek des ak Mermoz. Alimam am na lu bees loo xamante ne nii lu ma marqué la man ci reportage bi mooy gulet tey kuy kilifa sa koñ ba bàyyee ko sa koñ ba daal di ne ñaawteef yenn yi ñu fiy nemmeeku judduy koñ bi ñoo koy def ñaare dañu naan dëkkuñu si koñ bi la mooy sa gis-gis ci côté boobu. waaw ni mu ko waxee rek am franchise rek. wax dëgg rek te constat la boo xam ne moom chef de quartier. xam na gox bi xam na xale yi te dañuy waxtaan di enquête xale yi ñu ngi leen di nemmeeku leen gis am na ci ñoo xam ne yenn saay vraiment nga romb fenn fa xam da nga juloo pare romb fa ay butéel waaw ay butéel xam nga li may junj waaw ak yeneen des fois ñu taxaw seen ruq tamit waaw des fois ñu jékki-jékki itam dégg fa ay sàcc wala jël fa daal lu jéggi dayoo ci ay alal wala lor ay nit
yooyu yëpp nag des fois sénégalais dafa am benn défaut mooy munul par exemple dem weere man wax li ci nekk naan njabootu diw la su ma ko waxee ëllëg si biir ñu ne nii wala nangam yaa ko wax ñu commencé bayal bàyyi noonu waaye loolu du yoon waaye ña fay def loolu ñoom ñëpp xale yi xamante nañ seen biir waaw ñi jàng di liggéey def seen formation xam nañ leen ñi tegu ci yoon xam nañ leen ñeneen ñi nga xam ne loolu la ñu opté boo leen gisee sax xàmme leen loolu nag dañ leen war a dénoncer mais malheureusement duñ leen dénoncer dañ koy nëppal te itam jëpp ci njaboot gi la waaw loolu nag il faut ñu seet nag nguur gi lan lañ ci mën a dimbali parce que buñ ko bàyyee noonu bu yàggee dana dem ba law àgg fenn foo xam ne nit dina jóg pour dem julli jàkka ja doo toog ñeme. mais la mooy ampleur bi est-ce que toll na ci phase boo xamante ni phase alarmante la. déedéet yenn saay rek ñu dégg yenn yëf am. buñ toogee ba si yàgg ñu seddaat wala ñu gis ay xale yoo xam ne dafay tiital nit ñi waaw parce que di nga yore sa njaboot toujours du toog ci kër ga ma ngay dem mi ngi dugg ci leneen. yooyu yëpp dafay am. waaw waaye tolloogul foo xam ne xëy na mu jégg dayoo. maanaam ëppagul loxo. waaye nag waruñu ko seetaan. très bien waruñu ko seetaan. Adja Coumba Baldé. waaw maa ngi rafetlu li chef de quartier bi wax. ndax li mu wax dëgg bu wér péng la. ndax moom guddi day wër quartier bi di xool xale yi di seet nu seen situation nu mu demee. parfois sax dana leen woo indi leen ci moom yedda leen waxtaan ak ñoom tegaat leen ci yoon. maa ngi rafetlu li mu wax. te di seede li mu def. waaw fu mu nekk nii yéen en tant que njaboot la mooy seen gis-gis ci situation bu mel noonu. waaw suñu gis-gis bu doon suñu sago suñu njaboot day tegu ci yoon loolu mooy li ñu gën a bëgg ci suñu quartier bi suñu njaboot yëpp tegu ci yoon waaye nag yow di nga am lii keneen am lii yàlla mooy maye. waaye nag rafetlu nañu ñu tegu ci yoon daal. Alboury Diop je pense que yow yaa nekk sur la sellette Diouf. yaa nekk sur la sellette parce que yaa fi teewal ndaw ñi. donc la mooy sa gis-gis ci li ñu wax léegi. maanaam boo gisee li chef de quartier bi wax. li ko gën a sabab bokk na ci mbedd bi amatul prise en charge xam nga boo xoolee comme ni nga waxee kër yi. ñu ngi yar nit ci xale yi sont scolarisés boo di ñëpp ñu ngi jàngi école ak mais. temps bi ñuy passé ci mbedd bi amatul prise en charge boo xoolee avant dafa amoon prise en charge boo waxee prise en charge mooy y avait autour dans le quartier ay activités yu saines yoo xam ne xale yi daan nañ ci mën di foo di tàggat case bi fi ñu wane léegi fi ñu doon tàggatee xale yi bërëb boo xam ne la woon amoon na case c'était bien fait donc bu ngeen génnee di ngeen daje foofu foo def ay foo yu sell problème du am mais boo xoolee léegi tali bi dafa ñëw VDN bi terrain amatul terrain basket bi yàqu mu tombé case bi yàqu donc xale yi amatuñ ñuy def donc prise en charge boobu doon am ci mbedd bi amatul xale yi ñu bàyyi leen noonu ñu désœuvré comme ni ñu koy waxee donc dañuy dugg ci naka sudul noonu di jéggaani di dem ci yeneen quartier wala di dem feneen di indi ay yeneen jikko bu ñëwee nekk ci koñ bi di ko def moo tax jamono jii ñun ci loolu lañuy xar suñu tànku tubéy boo xoolee bi may wax maa ngi ak ay xale dañuy tàggat au-delà parce que ASC bi xam nga nawetaan 3 mois vacances la. mais. léegi nawetaan donatul 3 mois vacances. voilà waaw day mais je veux dire il faut ñu am une prise en charge continue ci xale yi te boo xoolee tey jii Mermoz 80% population bi ay xale nañu. donc boo gisee sax sànq yaa ngi naan ndax critiquegul mais si loolu nañ jëm parce que xale yi bu amul prise en charge ci mbedd bi rek donte ñu ngi def ay effort di. fay école pour suñu doom yi ñu ngi jàngee di ñëw mais bu ñëwee génn ci mbedd bi te mbedd bi amul une prise en charge mooy ay activités ñu leen canaliser encadrer leen pour ñu def ay activités yu baax yu sell ci foofu nañ jëm. bu doon feu yéen a ngi ci jaune. voilà très bien. wala orange. waaw moo tax nag ñuy xar suñu tànk tubéy def école de football bi am na école de basket. am na keneen kuy def ay roller donc ñu ngi jéem a créer ay activités yoo xam ne vraiment xale yi bu ñu jàngiwul. au lieu ñu toog di xoolee. ngeen canaliser énergie bi. très bien ñu tàggat leen pour que ñu mën a saafara mbir yooyu. Alioune facette boobu xamoon nga ko ci sa koñ bi. waaw xamoon naa ko mais am naa tuuti li may naqari foofu li ma naqari ci koñ yu bari. mooy départ bu baax ñu sàggane ko xam nga kii wax ci turu ASC yi nga xam ni jeune la. xam na la fa xew. li mu wax du njàmbat mais constat la boo xam ni Sénégal yëpp mën nañ ko def. am na case. bu fa nekkoon case bu siiw
am na terrain basket bu fa nekkoon yooyu yëpp moom mu wax ni yàqu na. c'est-à-dire li Mermoz déparé woon am ko comme ay infrastructure sportif maanaam ay jumtuwaayu tàggat yaram. ñu amoon ko xale yi daan fa dem. muy foo xam ni mën nañ faa fowe te foma du leen dugal ci lu dul noonu. loolu amatuñ ko. loolu moo extraordinaire ci man moo doy waar ci man ndax li ma jàpp mooy quartier bi amul woon nangam ba yàgg mu am ko manees na koo dégg ci dëkk buy dox. quartier bi amul woon nangam. léegi nag am na ko. bu dee dëkk buy dox loolu mën nañ ko comprendre mais quartier bi amoon na nangam ba yàgg amatu ko loolu dellu gannaaw lañ koy tuddee. wala lii mu amoon fonctionnel na léegi fonctionnelatul na mu meloon na mu taaroo woon na mu neexee woon a toog nga gis sax mag daana doxantu sax yor kurusam ñëw toog. mu nekk place bu taaru boo xam ne da nga naan alhamdulilah ndakaaru ndekete am na ay place publique yoo xam ne nii di nga féex di nga noyyi lépp du ay kër. xam nga ni ñu tabaxee dëkk bi nga xam lépp ciment la lépp ay kër la. vraiment mu amoon ay poumon yoo xam ne boo ñëwee di nga sentir ni. am na ay noppalukaay ay doxantukaay ay féexlukaay. loolu nag bu demee ba yàqu vraiment moom c'est catastrophique. Tout à fait. Man loolu laa njëkk a seetlu ci kii parce que loolu dafa lié ak problème insécurité ni mu ko waxee. parce que bu fekkee foo ñun dañ jàpp ni foo la rek ni ñu ko jàppee. mais foo ci besoin naturel maanaam ci nit soxla yi mënta ñàkk la bokk. ni nit xale bi di lekkee soxlaa lekk soxlaa naan soxlaa faju soxlaa nelaw noonu la soxlaa fo. su fowul ci waxtu bi mu war a fo dana foo ci waxtu mu wërta fo. su fowul ni mu war a fowe dana foo nu mu wërta fowe. xale bi nga ko xañee bal dafa jël mbubbam ak mbubbu moroomam def ko pullover lay jël. laxas ko ba mu niroog bal mu di ko football. parce que da nga ko xañ bal bu amoon bal du ko def. bi nga ko ne amoo terrain boo football dafa jël yoon wi def ko terrain. tali bi la jël def ko terrain. def tali bi terrain lan moo ci nekk. di dàq bal bi oto bi ñëw maara day taal ñaata yoon nga gis loolu. jaxase kii bi mag ñi dootuñu fa jaar bu yàggee sax bu ñu daan football ba yàgg bu benn paro ñu ni sur place. ñëpp def nii. mais léegi sur place amatul. léegi amatul léegi xale yi dañu ko ne paabee moytu de boo moytu dañ leen tëll bal bi sa bopp. pour wax la léegi loolu yëpp li ko indi mooy ñàkk encadré suñu ay ndaw. ndaw li toll ci foo mënta bañ a foo te foo ma dara néewu ci daw ak sport yu mel noonu loolu vraiment du dara ci sama gis-gis. waaye loolu da nga koy encadré. wutal ko place. sàmm ko terrain bu dee terrain mu am gardien wala léeg-léeg mag nekk fa ay entraîneur wala ñoo xam dañ leen di encadrer ay mag lañu. du ñu def lu ëpp. buñ naree gaañante mu taxaw. buñ naree xeex mu taxaw buñ naree def lu ñu war a def mu taxaw. loolu mooy yoon bu fekkee defuñu noonu xale yi génn defal ko seen bopp. très bien mais dafa am lu am solo loo xamante ni imam wax na ko léegi mooy refus de délation. du ñu bëgg a kalaame du ñu bëgg a boole maanaam du ñu bëgg kii du ñu bëgg a boole du ñu bëgg a dénoncer waaw boole bi du ñu ko bëgg ndax da ngay bañ a boole ñu ne papa diw moo boole diw waaw loolu diw moo boole doomu diw loolu xalifa boo seetloo chef de quartier bi Ablaye Ndiaye suñu mag la yàlla dafa def mu nekk nit ku franchi ku franc nit ku franc la ku dynamique la aussi ku mën a ku yëngatu la vraiment loolu ñu waa Mermoz yëpp xam nañ ko mais nit ku ñemee dëgg la li mu wax dëgg la maanaam àddina boo bëggee defar benn quartier li ngay njëkk a def mooy autocritique te nga ñemee dëgg gi lii amoon na fi amatu fi lii am na fi constaté nañ ko muy dëgg ñu xool ko ba xam ni lii la loolu mooy li jiitu ci defar mais su fekkee quartier bi lu fa xew lu bees nga ne gan yee ko fi indi lu fa xew lu bees nga ni waa quartier bi defuñu ko suñuy doom defuñu ko kañ nga koy defar mais boo nanguwul ni sa njaboot a ko def doo teg ay yoon pour defar yar sa njaboot donc il faut autocritique boobu te def naa iftaar li ko tax a jóg mooy benn autocritique bu ñuy def ñun ñëpp sénégalais yi ci suñu nekkin suñu toogaay comme ni nga koy waxee ci suñu dundin kenn ku nekk man kat suñu jumaa ba ci jumaa ji mën na toog ba yàgg mu ni est-ce que ñun def nañ suñu rôle ci li ñuy wax critiquer seen bopp Imaam Ndiaye woote ñu dugg ci roq bi ñu ne jumaa ji lañ la war a mën a def pour xeex insécurité bi nekk ci koñ bi ñu ni nii ba tëb d'accord ci denn ñu def ko ASC bi mën na ko def mën na toog ba yàgg ni waaw léegi ñun ay suñuy rakk
ak suñuy jarbaat ak suñuy doom ñoo nekk ci quartier bi ñun tey xam nañu li ñu war a def ñu ngi ànd ni defuñu perturbé wuñu dara mais nag xale yaa ngi fi te xamuñu kon lan la ñu war a def ñu poser question boobu étudier ko am na ci biir ASC bi ay cadre yoo xam ni mën nañ lu nekk feetu xam-xam yi nekk ma nga fa ñu teg aw yoon ni lii la ñu war a def donc autocritique xalifa maanaam nangu say sikk nangu faju mooy jiitu maanaam malade bu nanguwut a faju du wér du sotti du wér bu nanguwut a faju mooy ñaari feebar la am feebaru yaramam bi mu war a faju ak feebaru xelam mi nanguwut faju waaw alors Alimam constat bi def nañu ko nangu nañu constat bi léegi lan nga yaakaar ne bi nga si xeloo ba noppi ne loolu mooy doon saafara bi ci li ngeen jot a constaté malheureusement xanaa delluwaat rek ci njàng ak jàngale parce que lépp dama gis ne tàmbali bi foofu la rupture bu amee en général li koy waral mooy am na ñenn ñoo xam ne gisatuñu seen bopp te li ko Cheikh Tahir waxee léegi-léegi Juma Mermoz am na rôle bu rëy ci quartier bi maanaam point de convergence la mag ñëpp seen xol ci jàkka jal nekk soxna yi ak jigéen ñi xale yëpp foo tamit fa la Imam Ndiaye njëkk a defee daara mais concrètement jamono ji nga xamante ne di nga génn si jàkka ji romb ay biteel wala gis ay gone yu nekk seen côté di muxi concrètement lan nga jàpp ne wala xalaatoo ko si waaw li ñu jàpp daal moom mooy woo leen ci njëlbeen bi waxtaan ak ñoom parce que l'islam dafa nekk diina boo xam ne moom li mu njëkk moom mooy bu nit defee dara te du noonu xëy na li tax mu koy def am na lu tax mu koy def loolu am nañ si xel bu dal parce que madame seede na ni imam kii bi délégué de quartier bi tàmbale na waxtaan bi ak voilà waxtaan bi daal mënut a ñàkk te du yem rek ci délégué quartier du yem tamit ci ñi yore jeunes yi mais imam bi tamit am na rôle boo xam ne des fois bu ñu ciblé ay jeunes ay xale ñu woo leen toog amuñu ko ci jàppale di waxtaan ak ñoom di leen yedd di poursuivre loolu mu nekk benn genre formation te tamit ñi seet ñooñu tamit dans la vie lan la ñu mën a def parce que xam nga xale bu amee jot rek day dugg ci yu bari yu ci bëri am jot la bu ñu amatul jot duñ ko tal am na ñeneen ñu fa nekk ay cadre lañu ay xale yu am jom lañu dañuy siggil Mermoz parce que dañu amul woon jot bi am na benn moment boo xam ne bu la rëccee rek sa dund rek mën na la yàqal te parents yenn saa yi nag dañuy jékki-jékki banque seen loxo dañuy jékki si jël nga yoon bi rek ñoom ñu taxaw seetaan la démissionné te loolu du yoon parents yi war nañ jóg waaye imam bi tam war na jóg ñu ciblé xale yooyu woo leen ci néegam wala ci jàkka ji am benn barab bu ñu dej xam pour wàllu formation di waxtaan ak ñoom dañ la gis lu tax lii lan moo lay metti lan mooy sa problème nangam di waxtaan ak moom xamal ne ñun yaa ngi ci famille bi nga bokk duñ la bàyyi ci Mermoz nga bokk waaw bu ñu gisee liggéey bu ndaw bu ñu mën a jàpp ñu dugal leen ci yooyu bu yàggee xale yi mën na am sax au moins dinañ mën a rëcc mais bu fekkee am nañu jot te amatuñu yaakaar ci àdduna te parents yi bàyyi nañ leen gis ñu kenn ku leen di conseil li ñuy xalaat moom mooy woo nguur gi pour mu ñëw dimbali leen répression ak yu demee noonu loolu faju ko il faut ñu toog waxtaan ak ñoom Soxna Adja Coumba Baldé yéen ci seen wàllu ndey yi wàllu jigéen ñi lan mooy seen gis-gis ci wàllu yi ci wàllu gis-gis yi li ñu gis moo di jaboot bu nekk boo sañoon sa doomay gën waaye nag lii ñu gis ni ci jamono bi teg nañ ko ci loxo ASC bi ñu regroupé xale yi aussi am naa benn gis-gis xale yi defe naa bu ñu amoon lu ñu jàpp lu mu néew danañu mën changer daal dinañu mën soppi jikko parce que nit ke boo gisee ngay def naka su dul noonu nekk ci mbedd mi rek da nga am jot ku amul jot moom doo nekk ci mbedd mi waaw dogatal Diouf waaw comme ni nga ko waxee rek mais man yaakaar naa aussi problème bi fi mu tàmbalee mooy ci kër yi boo xoolee léegi kenn yaratul xale dañ leen bàyyi xale dafa bëre dangay gis waajur boo xam ne xaleem doomam 5 ans la am 7 ans day parent bi ne kii dafa dëgër boobu mënulu ma ko dara xam nga problème a ngi noonu donc bu fekkente ne ci biir kër yi wala mu wooyu bukki pour mu yaral ko waaw xam nga loolu day dafay xaw a jafe xale boo xam ne yaruñu ko si biir këram nga mu génn si biir yow nga bugg ko yar c'est ça ñun li ñu mën mooy si biti ñu créer cadre yu favorable pour que xale bu génnee ñu mën ko jël en charge si biir si mbedd bi
mais bu fekkee à l'origine si biir kër gi dañ ko les enfants sont xale dañ leen bàyyi seen bopp da ngay gis xale bu ndaw lu ko neex lay def heure bu ko neex lay génn heure bu ko neex lay dugg fu ko neex lay dem te doo gis benn waa këram bu ko teg si yoon loolu problème la parce que dañ naan dafa të wala dañ koy bañ a voilà mais est-ce que yow parent war nga mën a am doom bu am 5 ans nga ne daf ma të c'est dëgg parce que parents yi ñoo commencé abandonné donc foofu le problème bi nekk d'abord après maintenant c'est vrai que association yi mel ni ASC bi ak organisation yi war nañu jouer seen rôle te je pense que loolu ñu ngi siy def li ñu mën mooy par exemple ASC bi nawetaan bu jotee ñu teg cadre bi fexe xale yi di leen di tàggat di nekk ak ñoom pour ñu participer ci activités yi c'est vrai que benn problème bi ñu am aussi mooy ASC bi du ñu gis nit ci adhéré wuñu trop parce que problème souci majeur bi tamit mooy xam nga nit yi dañuy réere mbir man par exemple maa ngi sant yàlla may na maa ngi liggéey wàcc jàpp naa li sama toog sama kër mais ñëpp ku ci nekk moo war a ñëw autour des organisations yi nekk ci quartier bi ku nekk indi sa xam-xam kii indi temps-am kii indi am kii mu ñu boole lépp pour mën a jël en charge mais bu fekkee toujours même personne boo xoolee même nit yi ñooy nekk ci ASC bi ñoo nekk ci poste de santé bi ñoo nekk ci conseil de quartier bi tu as l'impression que ñun rek la affaire bi ñor après ñi ci des ñoom bon et pourtant sa ay morom nañ jàng nañu am nañu xam-xam am nañu temps ëppoo leen jot dañuy ne aw ma jot wala bon dama kii alors que c'est ñëpp ñoo war a booloo pour ñu mën a jël en charge problème yi am ci quartier bi mais du benn nit. Très bien alors pour terminer juste ci côté boobu dañuy aborder côté sécurité bi parce que xam nañ ni kuy jëfandikoo butéel wala ngay mukki foog naa ni di nga toll moom am di nga tàggu ko sa sago la mooy ampleur wu jamono ji insécurité bi foofu ndax xale yi dinañ fa agressé ndax dinañ fa sàcc tuñu ko sànq nan la toll. waaw defe naa ci fi teewal ndaw yi moo ci gën a mën a wax. man xam nga ci jàkka ji la ñu nekk. rarement ma dégg ay agression yu demee noonu yoo xam ne vraiment comme ni muy amee. ci yenn gox yi génne jaas yi wa génn paaka. sérieusement man dégguma ko. alors Diouf. waaw agression yi. taxu koo bëri noonu lii gën a nekk problème mooy mbirum sàcc bi. mooy nit yi nga tëj sa kër dem liggéey tout le temps da ngay dégg les gens nit yi dañuy plaindre dugg nañ seen kër jël nañ fa lii jël nañ fa lee te loolu comme ni ñu ko waxee man jàpp naa ne sàcc bu ñëwee sàcc bu rawee rek dafa xam fu muy sàcc. sàcc bu ñu jàpp rek parce que da doon sàcc fu mu xamul. loolu ça veut dire comme ni ko chef de quartier ñi koy def ci koñ bi lañ dëkk. ci koñ bi lañ dëkk léegi nag li nga wax délation dañu war a bu ñu gisee ku dul def nag su noonu ñu mën ko taxaw wax ak moom jàmmarloo ak moom teg ko ci yoon mais problème bi ñu gën a am daal mooy problème mu sàcc bi. mais aussi problème consommation drogue bi ak alcool bi dafa bëri. dafa bëri. dafa am ay débit d'alcool. taxu koo bëree. ah mais xam nga comme ni ñu ko waxee problème mu jamono yi ci ginnaaw yéen a ngi wax problème mu Jakarta bi léegi yaakaar naa. am na ay voilà dafa accessible. ci station yi jënd sàngara jëfandikoo ko ay xale ndaw yow ñoo xam ne da ngay tas ak ñoom. yow da ngay ruus yow def ko amuñu at yi. du ñu am at bi dañuy dem ci station yi foofu ñu jaay leen ñu ñëw toog ci koñ bi di ko naane. reportage amatuñ ci kersa parce que bu dee ci mbedd mi lañ koy naane mooy. seen yoon nekkul ci ñi leen di romb. bu doon sax ci waxuma xam nga mën na nekk sax ci mbedd bi nekk ci bopp koñ mais ci place publique bi maanaam case bi fi nga xam ne fa la ñëpp di daje di toog di waxtaan dañuy dem jënd seeni sàngara ñëw teg ko foofu toog di ko jëfandikoo ñëpp di leen di romb xam nga loolu problème la loolu tam ñu war nañ ci interpeller fa lañ juddoo fa nañ juddoo fa nañ dëkk fa nañ màggee suñu ay nawle suñu ay rakk suñu ay jarbaat ak yooyu dañ koy def ngay gis ak ñoom bon est-ce que yow am nga pouvoir ñëw tere leen ko seen waa kër ñu ngi fii dafa ñu si benn kii ba pare beneen bi mooy autorité yi maanaam mairie bi policiers ak yooyu itam waroon nañu parce que loolu war nañu ko seetaan c'est interdit mais bëccëg ndar kàmb laa la wax man damay entraîner xale yi ci case bi ay xale yu am 6 ans 7 ans ba 16 ans mais ñu nekk di entraîner wu ay ponkal teg seen ay sangara nii à côté di ko naan man dama leen wax tout le temps objectif bi c'est pas de former un football professionnel mais c'est bañ a def lii toujours loolu laa leen wax lii bu ngeen màggee. parce que les enfants yi football à côté ils vont penser que li moo normal. ah bon voilà. dafa mel ni dafa banaliser wu. c'est dañ ko day c'est dafa banal. loolu c'est très dangereux. c'est-à-dire def ab safaan baaxul waaye am fitu wane ko. di ko manifester loolu mooy yées parce que da ngay xam nga xale la rek. mbedd aussi
li ñuy wax ni mbeddum ñëpp la. xale bi bu génnee li muy teg bëtam bu ko tegee bëtam tegaat ko bëtam tegaat ko bëtam yoon bu njëkk bi dana ko frappé. mais su ko yàggee gis dafay mujj banal. surtout bu choquewul kenn. waaw ñëpp dañ koy gis romb ko mu mel ni lu naturel moom bu yàggee dafay jàpp ni lii lu naturel la. su yàggee xale dafa dañ kump. xale yàlla moo ko bind mu am curiosité. lu mu gis te xamu ko dana ko jéem a lijjanti lu mu doon. su ko jéemee découvrir nag fa la koy tàmmee fa lay dem ba bokk ci ñoom. loolu vraiment c'est très dangereux. xam naa ni taxawaay bi ci war a am Imam Dramé wax na wàllu yar. lu ci am solo la. wàllu infrastructure yi am na solo mais itam nag léeg-léeg nag kilifa taxaw ni lii du fi amee. wërta demee ni itam dana ci baax. très bien parce que je pense que loolu li si ëpp solo si wàllu responsabilité dafay dellu ci autorités yi. parce que kenn amul droit. jël sàngara di ko naan sur la place publique. loolu du yoon. donc ça veut dire que autorités yi si boppam. ñoom ñoo fayir si niveau boobu. donc il faudrait peut-être les interpeller. mooy autorités locales yi ak yeneen autorités yi nga xamante ni ñoo ñu boole yilif. beneen aspect bu am solo boo wax sànq mooy mbirum santé bi da nga ne am na bërëb bu ñuy fajoo waaye nit ñi duñu fa ñëw. ndax dañu kaa umpale wala dañu kaa doyloowul. loolu c'est une première bala ma cee dugg. waaw première dégguma ko fii. ku wax ne am naa poste de santé bu ñu équipé. mais damaa bëgg ku fi faju si. li may dégg mooy damaa bëgg a faju te aw ma poste de santé très bien. loolu aussi lu bees la ci Mermoz. kon Mermoz dafa am ay spécificité. waaw loolu. waaw loolu dëgg la poste de santé bi fondation Sonatel moo ko tabaxaat may ko commune bi. donc poste bi pour Mermoz kese sax mais pour commune bi la. day dajale Mermoz Amitié 3 Karak. Sacré-Cœur ak fenêtre Mermoz yëpp ci poste bi la. mais vraiment poste bi et puis c'est très bien fait. Il y a toutes les spécialités mais problème bi mooy nit ci duñu fay ñëw dañuy romb di jéggaani da ngay gis tabaxal nañu maternité très bien fait ultra moderne avec toutes les commodités mais da ngay gis nit ci dañuy romb di dem Abass Ndao wala di dem. Gaspard di fa accoucher. donc dañ ko doyloowul wala dañ ko xamul. bon parce que bu dee duñ koy romb yëg nañ ni mu ngi fii. bon benn problème bi mooy problème peut-être communication nit ci ñu bëri xamuñu woon ne parce que léeg-léeg man sama xarit ak ñëw na di ma wax ne jabaram dafa am doom ne ma Abass Ndao la ma ne ko mais xanaa xamoo woon ni maternité am mu ne ma noo xamu ko woon. donc loolu bokk na si suñu liggéey man comme man maay président comité de santé bi si def benn liggéeyu communication. pour que nit ci xam li am ci poste bi yëpp. parce que xam nga avant na door tey kay. waaw moo tax ñu ngi leen loolu tam ñu ngi leen siy sant di leen siy gërëm bu baax parce que yaakaar naa tribune bu ngeen ñu may la. pour que ñu mën ci wax. parce que peut-être xam nga poste de santé am ni ko nit ci di jàppee. mooy lu ndaw loo xam ne paracétamol moo fa am ak kii rek jeex na. ak kenn koo xam ne xëy na xarañul trop sax ñu teg ko fa rek boo gaañoo mu defal la alcool. may la paracétamol. mais biñ ko defaraatee ay sages-femmes yu qualifiées. am nañu infirmier chef de poste bu qualifié et puis am nañ tam ay spécialité ay cardiologue dañ fay ñëw gynécologue daf fay ñëw dermatologue daf fay ñëw généraliste daf fay ñëw am nañ spécialité yëpp mais nit ci xamaguñ ko donc dañuy romb donc loolu vraiment ñu ngi ñaax nit ci pour ñu ñëw approché au poste bi parce que y a toutes les spécialités. bàjjenu gox yi ñoom la moo si seen taxawaay. bàjjenu gox yi suñu taxawaay ci poste bi mooy sensibiliser jigéen ñi. surtout jigéeni wérul yi. parce que nag yéen am ngeen si responsabilité bu dee ñu fa dëkk ba tey xamuñu ko bu rëy parce que ñu ngi leen di ñu ngi leen di woo. di leen expliquer affaire hôpital bi. mais nag comme bees la. ba tey dañuy foog ne comme hôpital bu màgget bi la. mais ñu ngi ciy dox dafa am bu fi jëkkoon nekk. te demul woon noonu. voilà te bii nag dañ ko defaraat lépp ngi ci biir ñu ngi waxtaan ak nit ñi di leen sensibiliser parce que. daawuñu ñëw mais léegi ñu ngi ñëw am na ñoo xam ne ñu ngi fay accoucher am na ñoo xam ne dañuy ñëw passer fa visite jël fa seeni garab bu ñu amee doom ñu indi fa seeni doom loolu yëpp mu ngi ñëw ndànk-ndànk. ci sensibilisation bi la bees bi la nag du gaaw comme ni ngeen ko bëggee. mais ñu ngi ciy liggéey. di ci woo nit ñi. parce que ñu ngi ciy waxtaan ci daayira yi di ci waxtaan ak xale yi di ci waxtaan ci mbedd mi. ndax man léeg-léeg ni romb ma gaañu ci tànk. yaay fan laa war a dem ma ne ko jógal ma ànd ak moom dem ba ci poste bi. ñu faj ko wala ni romb ma mu ngi ëmb ma intercepté ko ne ko waaw Adja foo dëkk mu ne Mermoz laa dëkk
ma ne ko fooy passé visite mu ne fii ma ne ko déedéet bul demati foofu ma jiit léegi moom ba ci poste bi yóbbu ko. mu nga kon aliment ciy liggéey. kon jot na léegi nag si jàkka yi sax ñu fàttali leen ni am nañu fi poste de santé autant bi fi nekkoon jëkk parce que bii defaraat nañu ko ba mu méngoo jamono. waaw li mu wax rek moo ci nekk mooy dafa am lu nit ñi miinoon foofa. xëy na loolu doyu leen te comme sëñ bi du mu waxee rek. gox bi du ko ne ñëpp ñoo mën seen bopp waaye ñi ci ëpp mën nañ seen bopp. moo taxoon ba ñu koy romb di dem. mais comme que léegi def nañ fi yeneen jumtukaay yu bees. yaakaar naa bu ñu defee communication bi rek. wax dëgg yàlla mën na am nit ñi gën a dellu si waat. très bien alors sans transition li ñu def rek moom mooy ñëw ci la nga xamante ni moom mooy defar diggante alimam foofu laa bëgg ñu tàmbalee li nga si mën a jukki li ci gën a fës ci li ci diine wax ci li si téere bu wax ci li si subhaanahu wa taala wax ci li si yonentam ba wax ñu doore ko ñaareelu xaaj bi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil bashar imaamil muttaqin as-salih muslih sayyidina wa habibina muhammad wa ala jamil ali wa ashaabi wa taabiina lahum bil huda ila yawmi ddin. gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëlbéenu kàddu gi mooy ñu ngi fi teewee ci turu imam Mamadou Ndiaye mu imam Mermoz imam ratib bi moo fa nekk moom lañ ko fi teewal di ko nuyu di ko ziyaar di ziyaar waa jàkk ji yëpp imam yeeg ñëpp waaye nag di belal tamit nuyoo tamit El Hadj Youssou Wade moom mooy président association culturelle musulmane bu Sicap Mermoz kon jàkkay Mermoz dafa am benn spécificité boo xam ne imam bi moo yore wàllu culte mais am keneen koo xam ne mooy président boo xam ne lépp lu wàllu liggéey ñoom benn bureau la boo xam ne ñoo koy liggéey ba jàkk ji ni mu toll loolu moo tax mu mën a nekk ñuy ànd bu rafet nag kon mu profité ci occasion su ma ñëwee ba ci plateau bi di fi teewal imam Ndiaye ma sànni message boo xam ne nuyu magu gox ba yépp góor ak jigéen mag ak ndaw lu tax ñu tànn islaahu zaatil bayn taayit dañuy waxtaan sànq muy wax rôlu imam te gox yi des fois yenn saay ñu bëri lu ñu xamut bëri na ñuy jàppante tey jii dem ba police wala ba tribunal sonn fa lool te fajul dara li gën mooy waxtaane ko bëri na loo xam ne suñ ko waxtaane mu fay te loolu imam Ndiaye mi ngi ci dox lu bari ci gox ba bés bu nekk mu nettali ma guddee ci kër man noonu laa nekkee tamit bopp am na jàkk joo xam ne maa ko jiite ca bopp foofu tamit chef de quartier daf may woo ñuy dem ci ay kër di waxtaan te yàlla diñu may ay ndam kon islaahu zaati bayn moom mooy yéwén a diggante yu yàqu jàppante ak réeroo mu ta ñàkk ci ay nit ñu nekk ci kër ci quartier bi ci association yi moo xam dañuy am ay conflit ba ci biir jàkke yi waaw ba ci biir jàkke yi barabu liggéeyukaay yi yëpp dafay am waaye kër yi nag moo gën a garaaw ndax kër yi des fois day àgg fenn foo xam ne ñu jege muy ay doomi baay ay doomi ndey ay mbokk dem réeroo ba xam ne jël loola jéggi imam jéggi chef de quartier ba dem nag ba police mu yàq mbokk loo xam ne kenn dootu ko mën a defaraat loolu moo tax xutba yi imam di def par ajuma war na toujours di ci waxtaan population yi wan leen diggante teqali ko ak yàqoonte l'islam bañ gi mu ko bañ ba yàlla ne ci alquran fattaqullah wa aslihu zaata baynikum ragal leen yàlla waaye tamit na ngeen di defar diggante yàqu yi dafa mel ni yàlla dafa ñuy interpeller devoir la du pour imam bi kese mais kenn ku gis lu yàqu ci gox wala fu mu mënti doon nga xar sa tànk tubéy sa tànk ba mu sotti li mu ci wax moom mooy dafa bañ ay nit yu tongoo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na nit ñu tongoo ñetti fan nga romb sa nit sa xarit sa mbokk doo ko nuyu du la nuyu doo wax ak moom nga garder mer ba mu def ñetti fan ne guddi àjjuma ak guddi altine gu nekk yàlla day wàcc ba ci asamaan bu njëkk bii naan ku may woo ma wuyu la ku may ñaan ma may la ku may jéggal ma jéggal la ne jéggal leen ñëpp may leen ñëpp ba mu des ñaar ñi tongoo ñaar ñi dogoo kon pour war ne dogoo ak tongoo lu garaaw la ci l'islam kon waruñu ko bàyyi noonu war nañ ci wut solution
dox ca ba mu am saafara. kon loolu garaaw na ci l'islam te je pense que bu ma la déggee dafay tamit indiwaat thème bi ñu waxtaanee fii démb mooy mbirum kilifteef aussi parce que bu tumuranke kilifteef amee ci la ay mbokk di jéggi di dem ba ci yoon ba ci tribunal ba ci police bu kilifteef teewee loolu mënul nekk parce que yéen ñii di ñëw di defarse taxawaayu kilifa ngeen di taxawee parce que am na lu ñu leen rusee am na lu ñu leen di seetee. waaw kilifa dañ koy tudd rek waaye kilifa lu jafe la. xam nga kilifa bu fekkee da nga nekk kilifa te par exemple yow li ñu war a def ci wàllu defar ak yéwanal ak taaral ba kër gi nit ñi mën fay dëkkin gu rafet bu fekkee jiituwoo ca yow boo bëggee bu yàqu-yàqu amee nga bëgg a defar dina jafe. kon il faut ñu wuti keneen koo xam ne matukaay boobu mu ngi ci moom. te moom mooy dem ku mel ni chef de quartier ñu rus ko mu ñaan njekk wala ñu dem ci imam. waaw waaye nag imam yi seen rôle moom moo ci gën a fort parce que fi ñu leen teg parce que imam ñoom ñooy tudd ku ñëw ñooñu tudd xale bu gane àdduna ñoo koy tudd bu fekkee takk la nga woo imam bu nit faatoo ñu woo imam nit ki bu faatoo ba jàll tamit ñu war a defar ginnaaw muy miraas ñu woo imam kon nag imam dina toll ci quartier bi am benn dayoo boo xam ne su ko yàlla dimbalee ku mu toog waxtaan ak yow rek ñaan la njëkk yàlla mën naa def nga rus ko bàyyi. kon ab julit warul mën a tumuranke kilifa si koñ ndax koñ bu ne am na jàkk koñ bu ne am na imam alimam waaw li imam fi imam Dramé daane li laa yëkkatee imam de manière générale kilifa diine moo xam imam la moo xam day jàngale alxuraan ba am benn rôle bi wala moo am cër ci diine kilifa diine yàlla daf ko jox ci Sénégal benn gëdd boo xam ne raar na dëkk bu mu ko amee waaw ni ñu weggee kilifa diine maanaam même ki nga xam ne sax samba boy la dafay def lu ko neex buñ ko ne imaam a ngi ñëw wala sëriñ kii sëriñ la dina am kersa dina fopp mbaxanaam nuyu ko warmaal ko loolu yàlla moo ko mooñaale ak sénégalais yi donc saa yi ñu benn quartier amee imaam bu baax alhamdulilah macha allah Mermoz def am nañ ko mën naa ko témoin imaam Ndiaye ci taxawaayam ak dynamique am léeg-léeg da nga koy yërëm âge am sax mayeetu ko li muy def waaye du sonn toujours mi ngi ci nit ñi toujours yenn saa yi boo toogee ci wetam da nga ko naan imaam taxal ma defal la nang mun a bàyyi rek pour wax la ni bis bu ñu amee imaam bu am taxawaay xam lu muy def ba pare ku wegu ko xam ni gox ba wekk nañ ko ndax kenn amut loo ko yabe saa yu ko Sénégal barilee société bi dana équilibré bu baax a baax ndax dafa am lu ñuy tuddee redevabilité ci nit maanaam ci société kenn ku ne da ngay xool dafa am koo xam da nga ko yoreel bor comme yow ni nga yoreele sa bor sa ndijaay ja nekk Wakaam wala ja nekk Yoof ndax ba ngay xale daana la jox bonbon daana la yedd ni la xalifa góorgóorlu jàngal loolu benn bor la boo ko yoreel noonu la quartier bi yëpp yore la bor imam bi ndax li ëpp ci quartier bi ña fa nekk di ay xale yu góor tey bu leen imam tuddul moo tudd seeni rak ña fa ëpp ca tey di ay kilifa sëy ya fa nekk bu ko imam fasul fasal na leen ay sëy ñi ci ëpp tam am na bis nga jaaxle lool tollub diggante imam rek la ci mën a génne par exemple tey néew sénégalais dañoo ragal néew loolu nag dama koy wax en tant que imam yi xam na sénégalais yëpp fi mu toll nii mën nga wax 99% yi dañoo ragal néew suñ nekkee ci kër gi kenn faatu fa amuñu benn pexe lu dul tëj bunt bi woowe imam amuñu beneen pexe imaam ay ñëw dugg ci biir defal ko yañ ko war a njëkk a defar lijjanti lu ñuy def ba teg ko ci fiñ ko war a teg yóbbu ko ci morgue bi neel sénégalais yi déedu wàlle waaw déedu wàlle déedu la wàll mais loolu damay bëgg a jël foofu nii am bis yooyu bis yu sensible la ci nit bis yu yéeme la ku la taxawu ci bis boobu boo nekkee ci diggante bu metti di déconné di def la war a def bu taxawee ni la yow nangam ak nangam dina am loo ko gëdd boo koy jox foofu la imaam yi seen rôle rëy boo gisee wax dëgg yàlla quartier bu am imaam bi mu war a am ñu jàppale ko tam taxawu ko jox ko kilifteef googu moom it mu taxawaay boobu lu dana néew lu ñuy génne ay problème parce que lii indi problème Sénégal li ci ëpp sëy la
ak miraas. mais ba tey bu ñu delloo si defar mi. li si imaam wax. maanaam ni yàlla tëkkoo. wala ni mu beddee. ñi nga xamante ni. dañu yàq diggante dalay wan. kon defar ko. ni mu war a amee récompense ni mu war a amee reconnaissance. borom bi c'est ça wa aslihu daata baynikum yàlla moo ko digle. yàlla moo digle ni diggante yi nañ ko defar. ki nga xam ne day dox ci ñaari diggante ba mu defaroo kooku am na yool bu rëy ci lislaam def na liggéeyu jihaad parce que fekk na ñaar ñoo xam ni dañoo tongoo mu ñëw defar seen diggante ki nga xam ni tam dafa toog tongoog moroomam ba yàgg mu xool ni kat lii jaaduwul mu initier juboo kooku moo gën fuuf ki nga xam ne dañ ko tàllal loxo ki tàllal loxo moo gën xayrukum man bada saahibahu bisalaam ñun ñaar rek buñ dajee nga naan imaam du ma nuyu ma naan xalifa du ma nuyu ba yàgg rek nga xalaat ni maa ko war a njëkk a nuyu nga imaam salaamaaleykum yow yaa ma gën yow mi initié juboo bi yow yaa ma gën mais man mi taxaw wow ci position mere la di fàttaliku yu ñaaw yow yaa ma gën fuuf ak lu ma mën a doon donc defar diggante dañ ko war a def imaam yi taxaw ko mais aussi dañu war jàppale ñi koy def lu tax parce que imaam bi nit la dafa am kër te société bi lépp bari ay problème nga xool imam bi di xëy suba ba ngoon di defar ay diggante am këram war a joxe dépense war a toppatoo njabootam nga bàyyi ko noonu amul salaire amul oto amul lum amul jumtuwaay yu mu defee loolu plaidoyer bi moom du jeex moom non du jeex mais danañ ko def parce que imam yi dañoo sonn xalifa imam yi dañ leen di sarax ay guro ay guro lañ leen di sarax ak i këyit ak i mbaxana ak i perkaal te du doon sax mbaxana yu cher ak i perkaal baax na yi gën a woyof la leen di sax mais nañ leen dimbali ba ñu mën a tal loolu ba ñu mën ko tal ñoom itam ñu yokk seen xam-xam di dem ak ay psychologue ay sociologue di def ay séminaire di waxtaan naka la ñuy defee lii médiation naka lañ koy defee loolu liggéeyu xam-xam la tey fàttali nit ñi di ci mer ak mere di ko wax ci xutba yi nit ñi di ko jël di ko yóbbu di ko tasaare da gis na Imam Assane da doon wax ni maa koy wax fii keroog da doon wax ne nit ku dul mer baaxul sax ak nit mooy mer waaye ku dul kuy jàppate du bàyyi moom kooku moom kenn xamul na koy tuddee nit dafay jàpp bàyyi waaw nit boo meree mën ngaa mer waaye boo meree nga bàyyi mer loolu mooy solo bi waaw mooy li Tahir wax rek yow da nga teel a ñëw ci récompense bi mais ci récompense bi am na ci benn aaya boo xam ne mën nañ ko ci wax ndax li tax defar diggante jafe yàlla dafa wax ci alquran yaa ayyuhal lazina amanu la ñëw mooy ñi gëm yàlla bokkul ak yéen ñi nga xam da ngeen wommatu yàlla dafay indi toujours ay appel bii day nekk universel bii day nekk loo xam ne c'est particulier mais bu ne muminuuna rek moo ñi nga xam ne gëm nañu moo tax mu ne innamal muminuuna ixwa ñi gëm yàlla nga xam ne gëm yàlla mi ngi ci ñoom ne par force fu ñu mën daje ay frère lañu ay mbokk lañu c'est-à-dire ku nangu te nekk frère ak sa morom mu ngi noonu sa ngëm matul léegi mu teg ci nag comme que innama toujours li njàng ci charte ak innama ama di am jawaab te mooy faaba toujours di am jawaab te moom mooy réponse ba solution ba mooy fa aslihu bayna axawaykum fa bi ngeen nekkee rek ay frère te gëm yàlla nekk fa bi mën naa jàng bi ngeen nekkee ay frère te gëm yàlla bi mën naa jàng gëm yàlla nekk fa fa aslihu ci saasi rek na ngeen yëwanal seen diggante maanaam yàlla dogal na ni ñi gëm yàlla yëpp ay mbokk lañu mais ak mbokk dañ koy tabax ak mbokk dañ koy dox du lu yàlla def noonu rek produit fini dañ koy liggéey bi moo waral waaw kon nag li ca toog ci saasa bu fekkee dëggu na rek résultat ba mooy fa aslihu bayna axawaykum na ngeen di yéwénal maanaam li yàqu seen diggante li penc mi daal bu dara ñaaw ab julit war nga fexe ba jàpp naa ko waaw innamal mu'minuuna ixwa waaw te loolu dafa mel ni injonction la dafa mel ni ordre bu yàlla joxe beneen bi nag hadis la boo xam ne Abu Darda moo ko solo ci yonent ay salaam mu wax ne yonent bi nee na ala uxbirukum bi afdala min darajati salaati wa siyaami wa sadaqa qaalu bala ya rasulallah qaala
islaahu zaatil bayn nee na yonent dafa toog benn bés ak saaba yi leen jàngal ci yaram gu rëy gi ne leen ndax duma leen xibaar ndax duma leen baaxe ci loo xam ne mu ëpp daraja ci julli saaba yi ñëpp jóg toog parce que lam leen jàngoon moom mooy julli mu gënoon for lépp ndax awalu muhaasab bikum umma yawmal qiyaam as-salaa dossier bi yàlla njëkk a xool yawmal qiyaam ku nekk da nga am ay dossiers yu bari ñu teg ko mais bi mu njëkk a examiner mooy julli bu baaxee mu ne nañu xool ci des mais bu julli baaxul rek mu ne classé leen disqualifié mu disqualifié waaw loolu am na solo waaw benn xale maa ngi waxtaan moom mu ne mooy jamono bi ñu doon def ay certificat CEP bi nga xam ne orthographe dictée épreuve loo xam ne boo ci amee zéro rek c'est fini tu es éliminé bokkatoo noonu la mel julli gi mais yonent bi fii dafa ne dama leen di wax lu ëpp darajee julli li nga xam ne moo leen disqualifié am na lu ko ëpp daraja koor gi ñu nekk mu ne lu ko ëpp daraja ñu ne saraxe te weeru koor gis nga lu mu ci digle ci saraxe ak def lu baax mu ne lu ëpp loolu saabay na ko balaa aka ya rasulallah gaawee ñu mu ne islaahu zaati bayn defar diggante bu yàqu tigi kon mën nañu wax ne foofu te dem na ba ci biir wax tamit ne inna fasada zaati bayn huwa xaaliqa nee nañu liy yàq diine boo xoolee diine la ko yàqi moom mooy loolu diggante yu yàqu du question tabax ay jàkk yu bari rek de du question du julli rek mën a jàng alxuraan mën a dem màkk aj ak umra déedéet mais gis nga réeroo baaxut réeroo baaxul fenn baaxul ci kër waaw ñi ñuy déglu nañ ci bàyyi xel baaxul ci kër am na ñoo xam ne mën nañoo julli mën nañu woor mën nañoo saraxe mais suñu maree du ñu baale du ñu jéggale du ñu dellu ginnaaw ku dul bàyyi mer moom baaxul dafa yées man laa yarham laa yurham yonent bi nee na ku dul yërëme du ñu la yërëm déedéet irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama yërëm leen ñi nekk ci suuf ñi ngeen nekkal ki nekk ci kaw yërëm leen bés boo jullee yaa ngi naan astaghfirullah yàlla jéggal ma waaye ki la tooñ nag nga ne du ma ko baal mukk te bëgg yàlla jéggal la kon islaahu zaati bayn li tax ci weeru koor sax ñu war cee sonn mooy am na kër yoo xam ne am na ay nit yu fa nekk du ñu nuyoonte du ñu waxante muy ay doomi baay ñii ay wujju peccor la waaw ñii ay leneen yooyu yëpp dafay am ci kër ñun ñu imaam yi yéen ko gis lépp ci rëy rek yenn saa yi nag am na benn bés benn xutba boo xam ne du question publicité benn waay moo ko def nee na wax ga mu wax mu ne dafa ñibbi si kër gi rek waaw soxna si ñëw fekk ko fa mu toog moom jëkkër ji rek nuyu ko te fan yëpp da koy romb du ko nuyu soxna si ñëw nuyu ko mu ne kaay yow lii lu xew bi fi jóge nuyoo ma mu ne man daal dama dem jàkka ji daal am xutba bu ñu dégg daal sama yaram dafa daw waaw sama yaram dafa daw man daal lu ma jàppoon bàyyi naa ko nekk ni ma defoon du noonu pour wane nit ñi bëgg nañu baax mbaax mu ngi ci ñoom c'est que dañ leen puusul ci loolu waaw kon nag loolu moom mooy importance su très bien maanaam defar ay diggante hadis boobu lu ëpp darajey julli ëpp darajey woor ëpp darajey saraxe bu yonent bi ne loolu la yoru buggul dogoo ala kulli haal waaw kon léegi alimam kon nu yàlla di def ak ñi yàq diggante ndax bu dee defar diggante loolu dañ fonk ñi yàq diggante faaw ñu wax si ñoom waaw moo loolu yàq diggante mooy namima waaw namima ci xadis yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kuy rambaaj yàq diggante diw ak diw kooku moom bokkul ci àjjana du xeeñtu sax xeetu àjjana maanaam wax kàddu goo xam ni da nga koo jële ci kii yóbbu ci kii tax kii mer wala nga toxal loo xam ne da yàq diggante bi wala rek tout simplement ngay def say stratégie ni diw ak diw bu ñu àndee coalition man du ma jàll naa fexe ba ñoom ñaar ñu xuloo naa liggéey ci kii féewale wala sax ngay liggéey ci presse xalifa jaxate loolu foofu tam fu jara taxaw responsabilité la dégg nga benn information vérifié woo ko te information bi bu jógee ñu ay nit tojante bopp nga ni sama yoon nekku ci naa ko jël sànne ko mais loolu du journalisme waaw loolu la koy jàngal non xam naa ni du journalisme mais takk société la am na ñu ci dugg ci métier moo gis am na ñu cay dugg ñoo xam ne dañuy def lu bokkut ak métier tigi loolu foofu laay waxee mais xam naa ni déontologie
responsabilité sociale. dafa am fu ñuy jaar pour jël information. nuñ koy vérifier nuñ koy joxee. ak nuñ koy dédramatiser ak nuñ ko waaw mais jël information. sànni ko ci mbedd penc mi. te gëmm sa bët sànni ko. loolu lu mën a yàq penc la. mais am objectif aussi yàq diggante diw ak diw. loolu tam rambaaj la. am kàddu gu ñaaw gu nekk ci diw nga toxal ko yóbbu ko diw même bu fekkee dëgg la. toog naa ak Imam Dramé muy jëw diw ma ñëw ci ma jógee foofu ñëw ci Khalifa Diakhaté ne ko Imam Dramé mais de yow la doon jëw yow la fi nekkee. absolument. même bu fekkee Imam Dramé la doon jëw est-ce que man am naa responsabilité toxal jëw googu ci yow. su ma la ko waxee nga mer. daal di jóg ni voilà Imam Dramé kon léegi fu mu toog man la fi toogee. tigi wallaay wallaay moom itam nga daal di jóg bu la nuyoo mu feeñ mu yëg ni. am na lu feeñ ci yow. moom mu commencé tamit di dund loolu. loolu mooy yàq diggante dafa ñaaw lool. dafa ñaaw lool te dafa grave lool mais ñun suñuy maam jàngaloon nañ ñu wax dëgg yàlla yoonu diine woo xam ni. raar na ci yeneen réew yi. boo gisee ci feet yi. weeru koor bu duggee da ngay woo nit ki sëriñ bi maa ngi leen ndokkeel ci koor gi baal naa la. pourtant loolu amul ci beneen société. am na ñuy tax ni loolu biddaa la. parce que xamuñu ko ci téere yi maanaam weeru koor ñëw na ab jullit jàkkaarloog moroomum jullitam ni ko baal maak. xam nga loolu lan la jaamu yàlla ñaari wàll la. genn gi horizontal la genn gi vertical la genn gi horizontal parce que bii da ngay jaamu yàlla mu jëm ci kaw. sa digg ak sa borom mooy koor gi. mooy ñaan yi mooy sarax yi. geneen gi ci des nag sa digganteeg sa nawle la. gi nekk sa digganteeg sa nawle mooy nga defar sa digganteeg moom boo demee ci yàlla wooral ko jullil ko naafilaal ko te yow sa digganteeg sa nawle ay àq nga fa dox. boo demee mu annulé lépp. maar day taal bu ko nangoo tam li yàq ko. parce que lii tam aw ñaawteef la moo xam ni. bu duggee ci lële daf koy yàq. léegi nag nga bëgg comme da ngaa bëgg a dem ci yàlla mu baal la. nga baalu sa mbokkum jullit. loolu ni mu rafetee man jàpp naa ne buñ ko gënoon développé. mais warul doon rek automatisme. waaw loolu laa bëgg a wax waaw warul nekk rek automatisme. baal ma àq baal naa la ñu dem déedéet jamono ju ne jullit ak moroomum jullitam. dañoo war a am esprit baalante. te mu dëggu. ma yëg ni yow kat man nit laa maa ngi yow dañuy ànd damay juum damay mer dama lay wax lu ëpp ma def la ko. léeg-léeg ma yëg ko léeg-léeg du ma ko yëg ma toog ba yàgg man la Khalifa Diakhaté baal ma àq nga ne ma yow itam baal ma àq. di nga gis ku ne Imam Dramé baal ma àq. mu biir la ni. mu ngee tong Soxna Balde. waaw te loolu jaaduwul. loolu jaaduwul vraiment defar diggante moom. mooy li nga xam ni société bi. bu ko amee lépp dana baax. gis nga équipe sax buy football. ma dugg ci ASC bi. équipe buy football sax bu ñu amul cohésion de groupe duñ dem. boo indi woon ñi dàq football ci àddina bi. nga def leen ci benn équipe. amuñu cohésion de groupe. nga jël équipe bi gën a doyadi. ñu am cohésion. ñi am cohésion dañ leen di duma parce que ñii duñ déggoo kenn ne da ngay développer sa stratégie. kee ñëw yàq ko. dëgg la secret boobu. Bruno Metsu daanaka doxee. fexe ba groupe bi doon. nekk ay xarit une bande de copains di fo di ñu ne dañoo caaxaan waaye fi Sénégal fi ñu yóbbu Sénégal keneen yóbbuwul leen. waaw loolu moo am. léegi li nga xamante ni xëy na moom la ñuy tëjee. waaw maanaam thème bi nga abordé nii. dafa am solo. li ma si bëgg a fàttali sama mbokk yi rek mooy xam nga diggante. ñu ngi jëm ci loo xam ne. lu gaaw a yàq diggante la. mooy élection locale parce que élection koñ la. di nga gis ñaar ñoo xam ne ay xarit nañoo ñoo bokk koñ. ñu bëgg a mairie bi si koñ bi mu bëgg nekk maire dem ba mu yàq seen diggante. te ñu jege woon ngeen wala ay xarit ngeen woon. donc di fàttali nit ci rek ñu bàyyi. si ñu fair play waaw ak bàyyi sàmm diggante bi pour. loolu bañ a li ñu gën a soxal moom mooy infrastructure yi. ak case bi mooy case bi mooy terrain basket bi. mairie bi commencé na ko. commencé nañ ci liggéey ak conseil de quartier bi mairie bi am na lu mu ñu proposé am na lu mu jot a commencé d'ailleurs si reportage bi gis ngeen ne am na ay travaux yu ñu entamé si case bi. maanaam dañoo war a reprendre case bi defaraat ko mu am benn salle defaraat esplanade bi defar terrain football bi. mu nekk vraiment terrain mu am buntu ñu koy tëj grillage mu fermé terrain basket bi tam ñu ngi koy mairie bi tam dig nañu ne dina ko defaraat plateau yi. defar ko ba mu set ñu sécuriser ko parce que espace yi dañ ko war a sécuriser bu ñu ko defaree tam bàyyi ko noonu ñeneen ñëw di ko jëfandikoo ci beneen anam
amul njëriñ. donc bu ñu defaree espace yi après ñu sécuriser ko. yaakaar naa loolu bu ñu ko amee dinañu mën a am yoon bu ñu may ñu mën a delloo siwaat xale yi. ci yoon bu jub. mooy di leen di tàggat di leen di encadrer. comme ni ma ko waxee parce que sport pour man dafa am solo si dëkk. absolument dafa am solo si dëkk. donc mu ngi noonu. alors soxna Adja Coumba Baldé bàjjenu gox yi jamono ji la moo gën a jàmp ci seen yitte. ah bàjjenu gox yi kay li gën a jàmp ci seen itte ñu jàppale leen ndax liggéeyu bàjjenu gox dafa jafe dugg bee génn bi jafe na te ñun bàjjen yi ñu ngi dégg financement yi te egseegul ci ñun. te amu leen si dara. amuñu si dara te ñëpp a leen yaakaar. yéen ak imaam yi xaw ngeen bokk àtte ci wàllu. te suñu liggéey metti na. fu ne la ñuy dugg fu ne la ñuy dugg. bu doon suñu sago nag ñu jàppale bàjjenu gox borom xaalis la. non du waa Mermoz ak bàjjenu gox yëpp sonn. ñëpp sonn c'est vrai que bàjjenu gox bu fi ñëw noonu. est-ce que yéen waxuñu ni Mermoz ñooñu de jaruñu. déedéet bàjjenu gox yëpp la. bàjjenu gox yëpp sonn ñëpp sonn. liggéey bi metti na. dugg génn bi metti na bu doon suñu sago nag ñu jàppale ñu. waaye may dolli nag di ñaaxaat Mermoz daayira yaa nga fa. Imam Dramé xam na li may wax ay mag a fa nekk. ñu ngi liggéey ci seen biir ñu ngi jàppalante. mag ñi nag seen doole néew na. su ma doon suma sago ñu jàppale leen ci financement yi ñoom it. xale itam ñu ngi am seen GIE ay xale yu ndaw di daw bu doon suma sago ñu jàppale leen. te jëlee ñi nekk ci mbedd mi. waaw te jëlee ñi nekk ci mbedd bi ñi nekk ci mbedd bi nag jëlee leen fi. moo di ut rek fu ñu leen dugal. ndax xale bu amul jot rek. du taxawaalu. xale bu amul jot rek du taxawaal su ñu amee fu ñu leen casé rek dootuñu nekk ci mbedd mi waaw. Alimam Dramé xam naa ni reer bi moo gën a jàmp si yow mais ñu dem si leen li nga xamante ni moom mooy wàllu jàkka ji wàllu dina ji foofu la moo fa gën a tumuranke la moo gën a jàmp. jàkka ji lu fa gën a tumuranke boo xoolee daal xam naa ay bonne volonté rek. ñoo ñëw. di joxe seen alal bu ci jàkka ji defar ay moquette bu ñu waxee ñu def expansion yokkaat yu deme noonu waaye xam naa daal liggéey bu du jeex parce que liggéey bu du jeex parce que école nga fa te école bi association bi culturelle bi moo ko yore des fois même bu fekkee xale yi fay nañu mu am déficit ñoom ñooy jël keesu jàkka ji la ñuy jël ci xaalis boobu. fay les enseignants. très bien les enseignants français arabe. ñoom ñëpp ñi fa nekk franco arabe la. bon loolu des fois dañuy am ay difficultés pour mën a des fois fay nit ñi parce que bëgguñu laaj tamit payoor boo xam day jéggi dayoo. fréquentation bi tamit njëlbeen ba buñ ko doog a ubbi xale yu bëri daan na ñëw mais dafa jékki-jékki am cassure. kenn xamul rupture bi lan moo ko waral xale yi léegi ñëwatuñu noonu. dem ngeen si waajur yi waxtaan ak ñoom xool ba xam. gis nañ ne. tamit li wër Mermoz yëpp léegi dafa bëri ay école d'abord concurrence bi dafa sévère am na école yëpp dañu def ay préscolaire ak yu demee noonu bon boole ci tamit nit ñi seen ku nekk da ngay jéem a xool peut-être sa préférence pour dem fenn am nañu problème mooy amuñu bus boo xam ne mooy bus de ramassage yàgg nañ ko wax parce que bus de ramassage dañuy gis xale boo xam ne day dëkk fii muy jàng parents mi kontaan ci yow lool surtout alxuraan bi parce que France bi am na solo mais dañ naan diine gi ñu leen di jàngal ñun moom xale bi di ko yóbbaale te ñoom amuñu ko woon. moo leen di yéem. léegi nag xale bi day jóge foofu Mermoz war a dëkk Castor. mais bu amul carte de ramassage nu ñu def. day dem dëkk foofu. am na ñu jóge noonu Wakaam doon ñëw di jàngi si. y a un problème de carte de ramassage. bon am na ci yeneen daal yu bëri yoo xam ne tamit yoo xam ne xëy na moo indi blocage bi. très bien waaw très bien jërëjëf. xam naa côté boobu daal bu ñu amoon. ñu gën leen si dimbali luñ ci mën a dimbali. waaw ci wàllu woowu dina baax. baax na waaw. Imam Tahirou Fall. waaw man de ci bu fekkee laajoo ma. ci. man synthèse bi la bëgg nga defal ma. waaw d'accord ci Mermoz. diggante jumaa ji ak école bi. dañu def révolution. l'islam xamul daara fee jàkka fee. fa ñuy yare xol di fa tàggat yëg-yëgu nit mooy jàkk. ci biir dafa nekk ci biir enceinte fa ñuy yare xel. mooy daara moo tax doo gis mukk ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax di ñaax naan tabax leen ay daara def naan tabax leen ay jàkka ndax ça va de soi que ndax waaw kon la mu wax ni yool ba mu wax ni dafa nekk ci tabax jàkka yool boobu moo nekk ci tabax daara parce que daara ak jàkka benn la ci lislaam
léegi nag yool boobu nekk ci tabax jàkka tax na moo yi muy jëfandikoo ak changement bi am ci jamono tax na tey amatuñu ñun ay yool ay texte yu ñuy ñaax ci tabax jàkk tabax daara moo tax daara yi faible Juma Mermoz comprendre nañu loolu ba boole ñaari defar ko alhamdulilah boo fa demee reportage bi wane na ko kii bu taaru équipé ko vraiment ci loo xam ne raar na foo xam ni ab quartier dajaloo xalaat di def ba def loolu raar na waaye loolu bu amee tam dafa am lu muy junj mooy ñi dëkke fii bëgg nañu baax ci wàllu yàlla waaye bëgg nañu yar éducation nga xam ni dañuy jàngal xale bi français foofa la mu waroon a jànge ji ci école publique wala beneen école privée mën na koo jànge ci biir école boobu en même temps daf koy def ci enceinte jàkka ji def ko ci contrôle imam Dramé ak équipe am bi mu àndal ñu di leen yar ci diine ñuy jàng français def loolu dara gënu ko am solo ci garantiral réew mi cadre boo xam ni du def détournement cadre boo xam ne nii du wax lu dul dëgg cadre boo xam ni waa OFNAC du ko woo cadre boo xam ni duñ ko épingler fële mais cadre yoo xam ni ay nit ñu set la ñuy doon nit ñu baax ñoo xam ne dañuy am seen diine am seen kéeko ba ca des nag mooy jigéen ñi ak jeunes yi quartier ab ensemble la quartier du yëfu diw wala yëfu diw imam dafa joxe benn exemple benn couple boo xam ni ab xutba defar na ko moom daf ci kontaan man dama cee tiit li ma ci tiit mooy am na yeneen téeméeri couple yoo xam ni xutba bi àggul ci ñoom. mais ça c'est normal parce que xam nga. non fi ma jëm foofu fi ma jëm xalifa. même parenthèse bi rek. parce que c'est important ñu souligner ko. c'est comme on parle de couple. li normal mooy boo seetee. bu ñuy xutba xam nga kooku si ab sëyam la ni xamuloon noonu la waroon doxalee. bu ñuy xutba sëy bi. mais aji sëy ga duñ fa teew. te bu ñu demee kenn du leen jottali. foofu laa jëm. foofu la ñu suñu mbokk catholique yi rawee. foofu laa jëm si wàllu woowu. foofu laa jëm c'est-à-dire xutba imaam yi. ñi ko moom duñ ci jot. tigi loolu la. xam nga mu kàllaf mi nga xam ni. jaamu yàlla lay liggéey ci jàkk ji la dëkk. waaw du geestu dara lu dul yàlla. kooku am na loo koy wax loo xam ni yow mi ko koy wax yow imaam bi yéen a ko bokk mën naam sax moo la ci raw. tigi mais délinquant ba nga xam ni ma nga fële. ak jigéen da nga xam ni ma nga ci biir néegu sëyam. ña ngay def yoo xam ni ci njuumte la tege du sax seen yéene du sax seen bon mais dañoo xamul kooku moo ëpp moo gën a mën a jariñoo xutba imaam bi. c'est-à-dire kii faj ki gën a feebar kooku la war a gën a am l'interrelation que ki feebarul. donc xutba yi ñuy def léegi dañ ko war a xool naka la ñuy def. xaw ma ci réseaux sociaux yi lañ koy jaarale. xaw ma dañ ASC bi dañ koy sant mu fexe ba ndaw ñi di ñëw ci jàkk yi. xaw ma lu ñuy def mais ñu fexe ba ñi moom xutba bi. non comme mariage dañ koy filmer. comme dañ koy filmer kay. bu dee mariage exemple bu tangible la. li nga wax exemple bu tangible la. maanaam tey ñaar ñi dañuy sëy. waaw ñu leen di maye. imaam bi toog. seeni waajur toog kilifa yi toog. ñoom ñaar ñu dem làqatu ji. waaw làqatu. waaw kenn ku nekk yaa ngi say morom. sa ruq di def say affaire. imaam bi toog naan yàlla nee na na ngeen sëye nii bu leen def nii. bu leen def nii kan la koy wax. moo jaaxal ñu fi nekkul. ki moom wax ji teewut. te ki ko moom bu ko déggoon dana ko marqué parce que bis boobu. loo ci dégg dana la marqué ba abadan. moo am je pense foofu am na faiblesse. si sacralité bi dañ ko mën a mesurer. am na faiblesse. mais comme li Tahir wax ci ndax xutba yi woon ko def ci réseaux sociaux yi. aha kañ Mermoz dafa am lu ñu tuddee culte. ni bureau bi association culturelle musulmane. El Hadj Youssoupha di yore ko ñoom chaque le 7 du mois. dañuy def réunion. très bien def seen kii ñun tamit culte bi noonu lañu def. culte bi fexe nañ ba am benn programme boo xam ne tey jii. bu imam bi jiitee vendredi. boo jàppee Sinfo Pro. di nga gis xutba imaam la mu wax. très bien léegi ñu ngi koy dugal moo xam ne. nit ñi dañ ko mën a gis pour un début. mais li mu wax li ci des moom mooy. xutba sëy bi. moom tamit war na nekk loo xam ne lu accessible ba nga xam ne nit ki bu toogee même bu fekkee ne heure bañ koy mayee ma ngay defar wala man ci yeneen. mën nañ ko wax ne ah yow de boo tàppee fii di nga gis lañ doon wax ci sëy bi. mën ko déglu mën ko xool mais nag li gën. mooy li nga waxoon. te Imam Ndiaye commencé na ko woon. waaw may continuer wul. mooy toujours
dañuy jël ñaar ñi nga xam ne ñooy way dencante ñu indi leen kii ñu indi ko mu toog ci góor ñi kii ñu dugal ko mu nekk ci jàkkee jigéen ñuy wax muy recentre di dégg kooku dara melul moom bu fekkoon imaam daal mën nañu fexe ba am loolu yaakaar naa loolu ci wàllu am na solo lu am solo loo xamante ni war nañ ko xoolaat mu gën ko méngale ak jamono parce que foog naa ni dina am solo surtout si ñu xam sacralité bi parce que bu fekkente ni teewuñu si xutba ba te yabuñu leen sa kër ga foog naa ni bu amuloon chance parce que ju jigéen ñëpp ñooy dem jàkka ja bu amuloon chance dem jàkka ja du dégg xutba googu ba xam ni wàcc woon na yoon wi nga xamante ni moom lañ ko tegaloon kon iftar jërë ngeen jëf imam Cheikh Tahir Fall dañuy ànd kon gërëm suñuy gan yi nga xamante ni ñooy teewaloon du ñu ay gan si yow ndax yéen a bokk daanaka Mermoz gi fa nga xam ni fa ngay tafsiré bi koor gi jotee ba nëgën ni imam Cheikh Ahmed Tidiane Dramé ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm imam Ndiaye mi nga teewal di imam Ratib également Adja Koumba Balde bàjjenu gox teewal jigéen ñi Albouri Jo Diouf manager bu Mermoz di secrétaire exécutif bu comité de santé bi di fàttali waa Mermoz ne jaratul ñuy teggi bërëb ba ndax ay yeesal ay coppite am na fa compétence yi mu nga fa Jo moo ñu ko firndeel na également ne matériel bi ngeen di yittewoo ba si maternité bi kon mën nañ fa sax accoucher ji bu sooyee suñu borom kon muy loo xamante ne nii dafay am solo waa Mermoz yi xam ko ngir ñu bàyyi si xel sensibilisation ñoom dañ ko wéyal ci seen wàll ñu leen di jox dig daje beneen iftar di jégalu ci xurfaan gi ak baat bi sant Dramé ak xurfaan gi di leen ñaanal ñu fanaan jàmm. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود